أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi nga xam ni yéen a ngi ñuy topp ci seen rubrique xew-xewu jamono ngeen ànd ak seen mbokkum taalibe imam Dramé ñu ngi nuyu sénégalais yi fu ñu mën a nekk moo xam sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew. li ñuy njëkk a def gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi mooy ñu ngi baalu àq sénégalais yi parce que baalu leen àq ci feet bu rëy bii nga xam ni jullit ñi feete nañ ko umma bi yëpp ànd ci feetee ndoo ko loolu ñu ngi koy rafetlu parce que nag loolu mooy li war a am waaw parce que feetoondoo gi mooy li war a am de mbokk yi kon yàlla nañu yàlla dimbali ba muy am ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di baalu ak sénégalais yi parce que wax moom jafe na booy wax léeg-léeg nga wax boo xam ni mën naa rëcc surtout kii wax bu fekkee ni ku matadi la lépp lu rëcc rek ñu ngi koy baalu ñi ñuy déglu tey nag ñu ñëwaat ak yéen rek ci seen rubrique xew-xewu jamono gannaaw ba ñu jaalee tamit tarixa tijaniya waaye gannaaw ba ñu jaalee waxuma sax tarixa tijaniya waaye ba ñu jaalee umma bi yëpp parce que tarixa moom l'islam moo ko jiitu waaw kon ñu ngi jaale islam bi yëpp parce que islam bi yëpp moo ñàkk di Serigne Cheikh Ahmed Tijani Niass di xalifa Cheikh Ibrahima Niass ñu ngi koy jaale ahlu ñaseen yëpp di ko jaale ak tarixa bi waaw di ko jaale l'islam bi di ko ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge tey nag xam ngeen ni xew-xew bi mooy journal boobu ñuy wax Les Échos article am boobu nga xam ni xëy na bind ko ci Serigne Moustapha Sy Serigne Moustapha Sy mooy kan mooy doomu Serigne Cheikh Tidiane Sy bi nga xam ne moo jiite daaira mustarshidina wal mustarshidat waaye moom mooy mën nañ ni président d'honneur parti bi ñuy wax PUR waaw kon kooku am na lu mu tekki ci réew mi ci ku xam réew mi kooku am na lu mu tekki ci réew mi ab journal bu ñuy wax Les Échos xëy Willy Pandé ko man loolu laa ko tuddee te dinaa wax li tax ma tuddee ko Willy Pandé Willy Pandé ko dugg ci vie privée bi li ñuy wax secret médical nga xam ni ñi yëngu ci wàllu médecine yépp nangu nañ ni médecine dafa am lu ñuy tuddee secret médical waaw du lu ab docteur rek xam wax ko parce que docteur ak sàngkatum néew ñoo yem dañoo war a am secret te réew mi ku ne gis na corona bi mu duggee ci réew mi am na fi kilifa yu ko am mais kilifa yooyu journal tëbul rek bind ko ñoom ñoo taxaw wane ni dañ koo am publier ko ci seeni page Facebook journal yi soog cee jot bind ko bu ngeen fàttali ko ku mel ni Aline Sall maire Guédiawaye di rakk ci Macky Sall président de la République bi mu ko amee daf ko publier ci page Facebook am Guirassy bi mu ko amee moom moo ko publier def live wax ko même président Macky Sall bu ngeen fàttali ko bi ñu ko fi quarantaine moom ku ñu wax Seydou Gueye di porte-parole gouvernement bi moo génn wax ko benn journal bind ko gannaaw bi ci la ko journal yi soog a bind lii boo gisee ñu koy fàttali rek dañuy confirmer wane ni journal Les Échos da ngeen a juum ci seen article bi te man ku ma xam-xam ni man nit kuy jéem a équilibre la man sëñ Moustapha du sama sëriñ mooy joxuma wert jàpp naa ni bu dee sëriñ nag ci hiérarchie xëy na moo ma mag ci tarixa bi mais du ma bokkuma mustarshidin te bari na sax position yu ñuy jël man ànduma ci pour mu leer waaw
bari na ñoom position yi ñu jël man ànduma ci, mais dama leen am lu ma leen a nangul. xamal lu ma leen nangul mooy lan mooy am nañ taxawaay ci réew mi te réew mi am na lu mu leen jaral. loolu moom wax ko mooy géej gi am na ndox, parce que Moustarchidine ñun ñi xam historique bi xam fi ñu jaar, ku leen xam-xam ne ay journal mënu leen a déstabiliser. loolu moom ragal naa ku xamul histoire réew mi mën ngaa toog sa ruq di bind pour dénoncer wala di diaboliser kilifa pour déstabiliser ko, mais ku xam Moustarchidine fi mu jaar ak sëñ Moustapha ci boppam nga xam principe yi mu am. donte man ànduma ak moom ci yu bari, loolu dama koy wax fii te loolu laa gëm te sama toogoon ak moom it loolu laay wax, mais nag ñàkk ànd ak nit ki warul tax nga def ko ennemi, parce que nit àdduna dañoo bind pour yàlla dafa bind nit ñi ci divergence. waaw yàlla moo bind nit ñi ci divergence. àdduna yàlla dafa bind nit ñi pour ku ci ne nga pour maanaam indiwu fi nit ñi pour ñëpp bokk xalaat, loolu laa bëgg a wax. waaye ñàkk ànd ak nit warul tere nga nangul ko njàmbaaram, parce que foofu la nit ñi rawante. nit mën ngeen a bañ a bokk xalaat nga nangu ni jàmbaar la. waaw loolu lu am solo la, loo xam ni lu jar a bàyyi xel la. mais li ñu bëgg a wax rek pour résumer mooy ñun ku ñu xam-xam ni duñ ay fanatique, tey ku ñu xam-xam ni ku gëm république la. man dama gëm république mbokk yi, parce que république buñ def loo ba ñàkk ko rek réew mi dugg ci guuta. te république xam nga mooy lan? république mooy boo ci nekkee da nga war a sàmmwanteeg charte yi nga xam ne république bi teg na ko. charte yi république bi teg mooy ab journal amul droit di vilipender secret médicalu jàmbur. loolu mooy dëgg. loolu ku ko wax mooy dëgg, ku ko waxul mooy dëgg. te man li ma gëm, réew mi am na journal yoon dañoo jàpp ni am nga journal wala am nga télé mën ngaa jàpp otage réew mi, xamoo Sénégal yi. Sénégal kenn mënu fee jàpp kenn otage, man loolu laa gëm. Sénégal politicien mënu fee jàpp nit ñi otage, ab sëriñ mënu fee jàpp nit ñi otage, ab chroniqueur mënu ko. moo tax boo xamee réew mi xam ni ay goro fi dëkk ñu moom seen bopp, waxal rek lii dëgg te yàlla tax. nit ñi moom buñ dégloo dinañ xam. te nit ku yaakaar ni mën ngaa xoqtal nit ñi ba duñ wax, xamoo li xew, parce que nit ñi bi ñuy wax tàgguwuñ la. waaw kon dama gëm ni réew mi bu dee dañ fay nekk di ay jullit ak i gor, buñ gisee loo xam ni comme jëmee réew mi baaxul, dañoo am responsabilité ci wax ni baaxul. man mënuma presse bi du ma jël ñëpp di blâmer ñëpp presse, parce que presse bi am na ci ñu sérieux, mais am na ci ñoo xam ni ay maître chanteur lañ. loolu mooy dëgg. am na ci journal yoo xam ne ay politiciens ñoo leen moom, nekk ci seen ginnaaw, ñuy vilipender ay gor, te loolu jekkul ci réew mi. li ñuy wax mooy ñi ñu jàpp ci enquête bi, dégg nga li ñuy wax, assumé nañu ko, te loolu maa ngi koy rafetlu, parce que nit loo def da nga koy assumé. as gor du daw, gor du tiit ba fen, du ñàkk ba ñànki. ñoom nee nañ sëñ Moussa jaral na leen faatu. kon loolu liñ ciy déggee mooy nañu maytu, parce que bu ñu waxee ba dugal réew mi ci guuta kenn du ko ci génne. yor sa pilim toog ay kilim di la upp ngay wax ci as gor soo xam ni sa nawle la, loolu dañ ko war a maytu. kon li ma d'accord mooy fu ñu condamné ñi yàq journal bi, te loolu it ñu ngi koy ñaawlu, parce que man bokkuma ci ñi gëm ni nit dañ laa war a tooñ nga dem di saccager ay journalu jàmbur. donte ñaawlu naa li journal bi def, mais ñeen ñi ñu tooñ dem leen ngeen porter plainte, parce que loolu mooy république, loolu mooy démocratie. dem leen ngeen porter plainte, parce que sëñ Moustapha c'est pas n'importe qui, ñu ko wër ay borom yi xam-xam lañ. mais bu ñu utiliser violence, parce que violence baaxul ci réew mi. te violence ñu ngi lancé un appel solennel surtout le ministre de l'intérieur. contexte bi ñu toll nii du contexte bu jafe la de, te billahi bu ñu dof loo ba bàyyi réew mi mu dugg ci guuta du ci génn. man loolu laa gëm. te lii dugal réew mi ci guuta mooy gis ay fen ak i tappale nga noppi ko. man loolu laa gëm, parce que réew kenn du ko yoree noonu. képp ku nekkul ci dëgg nañ la teg ci dëgg.
réew mi kenn mënu ko yëngal man loolu laa gëm république la lii tax réew mi du yëngu mooy nañ tegu ci dëgg ku nekkul ci dëgg foo mën a fekk féete bu dee sëriñ nga nañ la teg ci dëgg bu dee journaliste nga ñu teg la ci dëgg bu dee ab citoyen simple nga ñu teg la ci dëgg buñ ko defee rek Sénégal crise bi muy traversé nii nga xam ne crise bu metti la nit ñaa ngi faatu loolu mooy dëgg corona baa ngi rey tey la fi gën a nekk Sëriñ Babacar Sy Mansour hafizahullah wax na ko nañ wax nit ñi dëgg wax nit ñi dëgg mu ngi tàmbalee ci exiger nit ñi ñu takk ay masque loolu c'est le minimum man loolu laa gëm loolu c'est le minimum nit ñi takk masque ku takkul masque ñu sanctionné la waaw te ñu wax nit ñi dëgg di wax ni fu ñu jàppee ñi saccagé journal Les Échos war nañoo woo le rédacteur en chef bi moom journal Les Échos ne ko ban intérêt nga am ci wili pande feebarub jàmbur feebar boo xam dañuy laam-laame am na wala amul loolu mooy justice te loolu moo war a am te loolu la Sénégalais yi di xaar ku def leneen am nga ci droit mais Sénégalais yi ñu ngi yor seen bët di xool te kenn mënu leen a manipuler bu gis naa journaliste yu bari nag ñu ngi bëgg a dajaloo di waxandoo yooyu ay tappale la dégg nañ ku mel ni Seydou Gassama yow bul fawee réew mi parce que ñi lay déglu ñoo la ëpp xam-xam gën laa xam Sénégal droit de l'homme tekkiwul ab journal buy attaqué sëriñu jàmbur kon bàyyi leen caaxaan waaw dinañ ci ñëwaat parce que réew mi gis nañ fi ñuy attaqué ay sëriñ ñooñu xamuñu Sénégal ku ko bëgg a yor di nga respecté sëriñ si loolu la yàlla dogal sëriñ si tamit moomuñu réew mi man réew mi moom sëriñ bu nekk ci dëgg nit ñi nañ la jox sa wàccuwaay sëriñ bu nekk ci leneen ñu bàyyi la fi dem ànd ak ñi nekk ci dëgg mais ab sëriñ moom mënut a jóg ci réew mi loolu la yàlla dogal ba àdduna di tukki dina am ñoom dañuy topp ay sëriñ parce que réew mi dafa am lu fi ab sëriñ liggéey loo xam ni état mënu ko fay jële opposition mënu ko fay jële mais li ñuy wax pour daaneel man li ma gëm rek laay wax man duma taalibi sëriñ Moustapha wax naa ko buñ toogoon day wax jox ma wax jox ko te it waaye nag ñàkkat nekk ànd ak nit du tere boo gisee ñu nar koo néewal doole nga taxaw waaw parce que ñun suñu sëriñ si Alxaaji Abdou Aziz Dabakh loolu la ñu jàngal mooy fu dëgg nekk na ngeen fa taxaw fi dëgg nekk tey mooy d'accorduñ ci singli nit parce que réew mi kenn du fi singli kenn parce que réew mi kenn moomu ko Sénégal république la bu ñëpp bokk ku nekkul ci yoon nañ la teg ci yoon mais nañ ko jaarale rek ci yoon parce que sëñ Moustapha day jël yeneen position yu bokkut ak ñi ñenn ñi di jël sëñ Moustapha ku ne xam na ni day déranger régime bii fi ne àndul ak ñoom bokkut ak ñoom position te am na ci droit loolu mooy démocratie ñëw créer partem tuddee ko PUR di opposé wu am na ci droit kan moo ko mën a teree def journal yi nga xam ne nag dañuy am ñu nekk seen ginnaaw ñuy attaqué ay nit bu yeboo ngeen arrêté xam ni Sénégal ku yaakaar ni yaa gën a yeewu nit ñi sa bopp ngay nax na ngeen arrêté parce que bu ngeen ko defee di ngeen yóbbu réew mi ci guuta goo xam ne bu ci duggee bu boobaa képp ku seetaan am nga ci responsabilité waaw parce que gis nga sa waay am na ñoom ci jàpp ni mën nga leen a xoqatal yow mii xamoo li xew waaw parce que la dof ba waxoon dof ba dafa ni woon dafa dajeeg waa ji mu koy jommal waaw dafa dajeeg waa ji mu koy jommal mu génn mu ne ko waay sa waay man damaa jommi ba nopp ku xam Moustarchidine yi ak seen jaar-jaar fi ñu jaar xam ne jommi nañ ba noppi kenn mënu leen a jommal te barke Cheikhu Tidiane man bokkuma ci ñoom aw ma ceeg kenn relation donte ñoo bokk xadara bi nag kon nañ bàyyi tappale ak caaxaan journal yooyu nekk fi di wilipande ay nit te secret médical am loolu ñi koy def nañ leen identifier jàpp leen dugal leen ci kaso bi loolu mooy dëgg ni ñu jàppee ñi toj ñi saccagé journal bi nga xam ne jàpp nañ leen noonu la ñu waroon a demee tey jàpp journal Les Échos ki ko yor parce que li muy def mooy as gor as jullit nga bëgg koo wane ni kii tekkiwul dara Sénégal dépassé na foofu in uridu illa al islah wa ma tawfiqiya illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu